fexe ba àdduna gépp di xoole benn bët ci mu leen di neex mbaa mu leen di naqari. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. samp benn nouvel ordre mondial gis-gis bu bees bu état yépp di tënku. Tourner vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. Créer ay problème ay crise ci réew yépp wëlbatiku ñëw mel ne ku leen di dimbali. Il s'agit à mon avis de la crise de l'ordre mondial qui existe. Effectivement, c'est un ordre qui ne peut plus continuer sans engendrer des catastrophes. fexe ba réew yi gën a néew kàttan tënku ci nouvel ordre mondial boobilee. Alors il est temps de repenser l'ordre des priorités. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, d'un nouvel ordre mondial, ordre mondial, 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 mondial. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV. tey dañu ñëw ci le nouvel ordre mondial bi nga xam ni Sénégal tënku na ci ba noppi te malheureusement lu bari ci askan waa ngi nelaw jël lépp wéer ko ci ndogalu yàlla. naam lu am yàlla waaye gëm ni bari na ci ndogalu borom boobee sabab mbaa pexey doomi aadama ko jur tax nay kuréel jóg ñi ci gën a ràññee mooy les francs-maçons ak ñi ñuy woy les illuminati ñi nga xam ni dañoo jaay seen ruu seytaan tënku ci ay secte yu lëndëm te doy waar jël àddina def ko kër jàpp ni doomi aadama dafa war a topp nafsoom gëm ni amul beneen dund maanaam dekki gannaaw dee. secte yooyu nag pour ñi foog ni ci tubaab yi la yam ñoo ngi Sénégal depuis 1756 jamonoy moomu njaam ba après indépendance bi leen di tas Sénégal gépp rawatina Dakar bi nga xam ni fi lañ njëkk a tuddee ab doomi Sénégal benn loge maçonnique muy la loge Blaise Diagne en 1977. tey benn ci kuréelu seytaane yooyu nekk Sénégal bi ci gën a mag ñu naan ko la grande loge du Sénégal ab doomi réew mi ñu naan ko Charles Médor moo ko jiite moo remplacé lu yàggul maître Yérim Thiam ci bopp secte maçonnique boobee. lii ay exemple la pour wale ni le nouvel ordre mondial mi ngi Sénégal te kenn doxalu ko lu dul ay sénégalais nit ñun yu préféré jël àddina jënd ko yomal xiyam. ay politiciens yaa ngi ci biir ay avocats ay artistes parce que ñoom ñoo war a endormir maanaam divertir ak a nelawal ndaw ñi. ay président ONG ak ñeneen ak ñeneen maanaam benn chaîne la ay personnalités yu wuute yoo xam ne ku nekk dafa am rôle boo war a jouer ci domaine bi ngay yëngu pour que le nouvel ordre mondial mën a taxaw. lii benn document bu ñu tënk la te ñu dippee ko l'ordre rouge. lien bi ñu ngi ko def ci description vidéo bi pour ñi mu intéressé. dafay xamle agenda nouvel ordre mondial bi nu muy demee ak naka la ko doomi aadama yëg réew yi nar a dundee. document bi am na ay at waaye ci atum 1986 boobaak léegi def na 36 ans fanweeri at ak juróom benn la ko benn journaliste canadien bu naan Serge Monast ak benn prêtre bu naan Jean-Paul Régembal fësal ne lii la waa axlu seytaane yi di waajal. d'ailleurs li ci yéeme mooy moom prêtre bi ñaari at lañ ci toj ñu daldi koy saakal pexe ndax daf ci doon organiser ay ndaje di wax ak jaam yi di leen waar ci le nouvel ordre mondial pexey jaamu iblis yi. vers les années 2000 la ñu bari demaat dégluwaat seeni intervention ndax jëluñu leen woon au sérieux au début dañoo foogoon ne ñii dañuy gént mbaa dañuy wër di wax lu xelwul. boobu fekk na le nouvel ordre mondial law na ba wër àdduna réew yu bare bari tënku ci. benn ci réew yooyu tey di Sénégal te lii daañu ko nettaliwaat ay at ci kanam a kanam amaana sax dina fekk suñu borom jël ñu. lan nag mooy prouver que ni Sénégal dafa taq répp ci le nouvel ordre mondial. dañuy jël le document bii nii ngeen di seen maanaam agenda bi kuréelu franc-maçon yeeg illuminati yi tëgg ba noppi comparé kook liy xew suñu réew depuis 2012. boo demee ci point 7 du nouvel ordre mondial dañ ne ñoom réew yi am doole yi dañuy transférer seen entreprise yi gën a mag ci réew yi nga xam ni am na fu ñu leen téye
ñu ne non seulement loolu daf leen di permettre ñu am une main d'œuvre esclave maanaam liggéeykat yoo xamante ni ay jaam la ñuy doon du ñu am contrat du ñu mën itam taxaw lay syndicat ngir réclamer seeni droit ñu ne ñoom ñooy wax xanaa newul ñun sax ñooy samp président yi jiite dëkk yooyee ñuy woowee tiers monde maanaam Sénégal ak yeneen réew ci Afrique yi ñu ne itam xanaa du dëkk yooyee ñooy ñëw suñu bànqaas yu mel ni FMI ak Banque mondiale di yalwaan xaalis kon ñaari mbir yooyu noonu muy bor yeeg suñu entreprise dañ fay samp dafay tax duñu mës a moom seen bopp moo xam ci wàllum koom-koom ak ci wàllum politique léegi jëlal li nga xam ne ñu ngi ko bind depuis 20e siècle nga comparé ko ak Sénégalu tey Sénégal boo jëlee suñu PIB la ñuy defaree ci biir réew mi ay sociétés yu bàyyi ko bitim réew ñoo koy produire maanaam koom-koom bi lu mu dox milliards yi lu mu bari xaalis buy jugee Sénégal di dem bitim réew Sénégal yi duñ ko yëg lii mooy le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial mooy bu entreprise bi ñëwee Sénégal soxla 200 personnes ñaari téeméeri travailleurs juróom fukk liggéeykat dong lay wutal contrat CDI wala CDD ak ay salaires yu misérable 150 postes yi des ay journaliers la ñuy doon ay heures la ñuy liggéey ci journée bi sans contrat ni kayit ñu leen di jox ay weccat lii la ñuy wooye ci biir agenda nouvel ordre mondial bi main d'œuvre esclave liggéeykatu jaam yi ñoom nii lañ ko tuddee te suñu état yi duñu wax ci yile xeetu exploitation parce que ci biir document bi nee nañ kuréel yu ci mel ni Banque mondiale ak FMI la ñuy utiliser di lebal dëkk yi néew dooley xaalis ngir am fu ñu leen téye ba bu ñuy noot Sénégal bi ci biir réewam président am du sañ a wax lii mooy le nouvel ordre mondial. beneen point nag bu gën a yéeme te jamono ji moom la ñuy dund te nouvel ordre mondial bi prévoiroon ko ci point 11 am mooy contrôler le marché mondial teg loxo lépp luy jënd ak jaay diggante réew yi. naka lañ koy defee ñoom ñooy wax ba tey ñu ne dañuy wan ginnaaw anam gi ñu doon liggéeyee moo xam ci wàllu mbay meeg transformation bi nasaraan naan ko productivité doomi aadama bi des koy dëddaleeg anam gam daan doxalee te méngoowul ak ñun jaamu seytaane yaay wax xeetu koom-koom bi ñu bëgg dañuy soppi mbindeef bi ab jaam mbaa sax defkatu ñaawteef jëmale ci boppam ci nag mu koy neex mbaa mu koy naqari bañ na ko ba dañ ne l'homme n'aura pas le choix du am lu muy bëgg ak lu muy bañ lii nag bu ngeen ko déggee ci période bii seen xel ci lu muy dem mooy mbiru OGM yi te Macky Sall voté ci ab loi ba noppi di ko nëbb yéene bi mooy forcé ñu yenn xeetu produit yu bon a bon yoo xam ne xam nga ni dalay gaañ moo xam ci sa wàllu wér-gu-yaram dem sax ba yàq suuf si ngay bàyyee mais ngir gaaw produire comme say morom boole ci dimb ba wàllum crise alimentaire tax nga koy jëfandikoo tey fexe nañ ba créer benn crise diggante Ukraine ak Russie ba gëmloo àdduna gépp que ni xiif dafay am par force ndax li ngeen daan dundee lu ci bare bari ci réew yooyu lay bàyyeekoo te bu neexoon États-Unis ak Union européenne guerre bi jeex na tay ndax ñoom ñooy xamb taal bi di dooleel Ukraine pour ëllëg mën a attaquer Vladimir Poutine mais duñ ko def parce qu'il faut que ñu alimenter benn crise suuxat ko pour tegaat beneen jéego ci agenda wu nouvel ordre mondial bi. ci weeru avril bi passé partagé woon nañ benn intervention Imam Ndaw ci suñu page Facebook ci fi gaay nar a dem ak ñun. bu ñu xëyee rek wane ne Russie ak nu mu tuddati Ukraine fa la dund ba daan bàyyi ko dem ba àgg sax ci moitié waaw dund adduna bi. man dama naan am na luñ nar ca gannaaw. ay pexeem ca gannaaw. ci lu wér loolu nag dañ ci bàyyi xel ñun africains yi. mën na nekk benn stratégie boo xam ne. dañ koy jëfandikoo pour. justifier ëllëg su PAM ñëwoon muy programme alimentaire mondial. nekk benn institution. internationale xëy ñëw fu mel ni Sénégal ne crise alimentaire mondiale bii kat. adduna bi yëpp war a taxaw pour régler ko Sénégal nag gis nañ fële ca Fouta
nangami junni hectare dañ ko war a soxla pour jox ko PAM. xam nga day yomb su boobaa ndax dañ naan loolu kat am na lu ko justifié lu xel nangu la. noonu lañ mën a demee Casamance def ko fa. noonu lañ mën a ñëwee ci suñu île Saloum yi def ko fi. suñ suuf yu baax yëpp danañ ko nangu ci turu PAM danañ ko exploité ci turu PAM te malheureusement du dellu si waat ci ñun. kon man dama gis ne système d'accaparement des terres bu bees lañ bëgg a créé waat ci adduna bi. xëy na bële ba nga xam ne moom la ñee doon joxe comme léegi fénqale nañ leen comme ñu ngay mbëkkantee ko reyante amatuñu jotug mën a produire ñoom nag ñu jël production ba ñooñu daan produire ci suñu suufi africain yi mu nekk benn commerce benn marché bu mag boo xam ne su boobaa ñoom ñii nga xam ne tey ñooy ñi saytu adduna bi di ngacc adduna bi danañ ko mën a ngaccaat bële bi Ukraine doon joxe ñoom ñoo koy joxe ci yenn prix nag waaw su boobaa loolu lu jar a xelaataat moo tax dama naan société yi nga xam ne ñoo nekk fii nekk ay société civile nañu préparer loolu gaaw taxaw jeunesse bi nañ gaaw taxaw nga xam ne xelaat yu mel noonu buy juddu ëllëg rek ñu wan leen ne déedéet ñun amuñu problème mu crise alimentaire mondiale doole jiñ ci nar a def nañ ñu ko jox fii ONG yi xale yi liggéey ci bu boobaa lépp loo xam ne lu ñuy ragal ci xiif la communalisation lu muy jëriñ mairie yi nañ leen ko jox ñu exploiter seeni suuf ci turu Sénégal lépp luñ fa produire indiwaat ko ci sunu marché sénégalais bi dund bi mën a yomb waaye xëy rek bëgg a nangu suufi adduna bi te noonu lañ ko bëgg a defee nag man loolu laa ci xam moo tax daal dama naan alerte la boo xam ne maa ngi koy alerter adduna bi rawatina Afrique. ñeenti weer gannaaw intervention bi ci début août 2022 la Macky Sall recevoir palais benn entreprise bu bàyyi ko réew Israël bi nga xam ni acteur bu rëy la ci le nouvel ordre mondial ndax ñoom ñooy créé yenn xeetu virus informatique yi ak système d'espionnage yi ñoom yahud yi groupe baa ngi wuyu ci turu Mitrel yi ñoom ci wàllu mbay la ñuy yëngu ñu ne bokk nañ ci ñi war a gunge Sénégal ngir mu atteindre lu ñu naan souveraineté alimentaire maanaam moom boppam ci wàllum lekk. comme si que Sénégal amul ay ingénieur agricole yu mën a bind projet mbaa ay programme ngir suñu réew bañ a dépendre ci kenn ci wàllum dund. ay israéliens la ñu dem jëli pour exploiter ay hectares ci zone yi di Sandiara Malicounda ak Nguéniène. kon le nouveau système d'accaparement des terres bi Imam Ndao doon artu ay weer ci ginnaaw ñoo ngi koy nas taxaw na gaa yaa ngi tàmbali xëccoo suuf Sénégal moo tax conseil bi ñuy jox bépp sénégalais bu ko mën nañu dem jënd ay hectares fépp fu mën a doon ci Sénégal clôturer ko daal di denc ndax des na tuuti ku bëgg suuf su baax ngir bàyyi doo ko am gaa yaa ngi récupérer lépp te lii defoon nañ ci benn vidéo spéciale. et pour wanaat leen ni le nouvel ordre mondial benn ci instrument de manipulation yu ko tax a jóg te boo demee ci point 2 wu agenda bi di ko fa fekk muy créer des problèmes puis offrir des solutions maanaam dugal jaami ci ay jafe-jafe ba noppi ñëw mel ni ku leen di dimbali. li koy prouver mooy boo jëlee exemple ba tey ci Sénégal tey ku ne xam ne ni dund bi cher na lool moo xam produit boo mën a jël ci fànn woowu noonu. mu am benn doomu Sénégal buñ naan Mamadou Alpha Diallo xam-xamam màcc ci wàllu mbay ak transformation moom dafa déposé woon ay méthode ngir njëgu dawlin bi wàcc bu baax a baax teg ci ñu am qualité bi gën bind na ko envoyé ko waaye ba tey ba sànq ci suba kenn faalewu ko. man damaa jël dossier. oui. dem ba Sonacos. pour dawlin jar Sénégal 1150 dawlin bi gën a baax ci àdduna bi. wala deuxième bi gën a baax ci àdduna bi xanaa kooku nag mënul nekk opposant te ci arrêt ñu Macky Sall la président Macky Sall léegi nag est-ce que man. opposant luñ la wax ñoom. laa illah mu ngi ca 3 ba ñu sànni ne jël gerte gi jaayee leen gënal tey jii bu ma gisee dawlinu gerte jar Sénégal 2000 francs sama xol day tàng parce que la solution je l'ai trouvée depuis 1 an parce que mooy sama liggéey dama amoon usine dawlin keroog wax naa leen ko fi. usine dawlin bi chinois yi dañ ko rey ba mu dee damay toog dootuma am gerte. et j'arrête. donc pour ñi comprendre le phénomène du nouvel ordre mondial benn ci exemple mi ngi nii chaque période dañuy créer ay crise pour mën a teg beneen jéego jamono jii xiifloo doomi aadama yi mooy seen programme
maanaam ndekki añ reer nekk luxe. crise bii nag même yow mi ñuy seetaan boo yoroon solution yi soit duñ la faale wala buñ la dégloo itam duñu topp say ndigle boo rebelle woon nag maanaam fépp ngir jàmmaarloog sa nouvel ordre mondial dañ la jéem a noppiloo wala ñu faagaagal la. Sénégal nag taq na ripp ca agenda boobu noonu comme ni ñu ko waxee sànq parce que kenn ci taalibe secte yu lëndëm yooyu moo ñu jiite muy Macky Sall. tey ñoo ngi coow mbiri 3e mandat mais li coow li bari loolu dépendrul ci Macky Sall. kilifaam yooyee nekk dans des grandes loges di diriger le monde ñoo koy wax lu muy def ak lu muy bàyyi. kon tax bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.